الفاتح لما أغلق الحاتم لما سبق ناصر بالحق والهادي إلى صراط المستقيم وعلى ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah. En fait, j'ai une liste de 5 à 6 questions ici. Par contre, j'ai relevé que j'en ai aucune du côté des dames. C'est un peu à regretter quand même. S'il y a du côté des dames des gens qui ont des questions. Bismillahirrahmanirrahim. Donc la première question a été posée par Babacar Cissé. La première question a été posée par Babacar Cissé. Il dit que souvent, il a constaté, surtout du côté des Sénégalais, il y a beaucoup de gens qui disent quelque chose et qui disent s'il plaît à Dieu et au prophète, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ou ils disent s'il plaît à Dieu, au prophète et à mon cheikh. Est-ce que c'est autorisé en l'islam? Le fait de dire s'il te plaît, s'il plaît à Dieu et au prophète, s'il plaît à Dieu et à mon cheikh, est-ce que c'est pas une forme d'associationnisme? C'est la première question de Babacar Cissé. Moom dafay laajte ne dafa seetlu ne Sénégalais yi souvent dañuy wax naan su neexee yàlla ak yonent bi su neexee yàlla ak sama sëriñ ndax loolu du benn forme bokkaale daal. En fait, Imam Taï, est-ce que tu as compris la question? Imam هذا يسأل لماذا بعض السنغاليين إذا قالوا شيئا أو أرادوا أن يفعلوا شيئا يقولون إن شاء الله أو إن شاء فلان وفلان. لماذا يقولون إن شاء فلان وفلان بعدما قالوا إن شاء الله؟ هذا هو معنى سؤاله. يا أبا بكر سيسي li nga laaj inshaa allahu rek lañu war a wax bu soobee yàlla bu soobee diw mënul am benn coobare boo xam ne ci la mbir yi amee yàlla rek lay soob mbir am. dëgg la nag yàlla dina kàttanal jaam ba mbir di amee ci jaam waaye ku xam dëgg mbir ma ci biiram doo fa gis jaam da ngay xam ne la hawla wala quwwata illa billah lay am ci yàlla rek lay amee. dana ko feeñalee ci jaam nag waaye bu mu tax yow mukk ngay gisal jaam ba benn pexe kàttan ba tax nga naan bu soobee yàlla ak diw ak diw ak diw déedéet yàlla rek lay sopp mu am. wa ma tashaa'una illa an yasha allahu rabbul alamin. Alhamdulillah. Donc c'était la première question de Babacar Cissé. La deuxième, elle est celle-ci. C'est qu'en fait, il dit qu'il a entendu un jour un homme de Dieu dire que le prophète a autorisé une fois aux chrétiens, il les a autorisés à faire la messe dans la mosquée de Médine. Qu'en est-il de cela? mu ne day laajte ne moom dafa mës a dégg benn nit yàlla wax ne yonent bi mës na may yéeféer yi ñu def messe maanaam jàngu yooyu ñu def ko ci jàkka yonent bi nga xam ne moo ko tabax te mu nekk Médine ndax loolu ci yan condition la amee ndax am na sax. ndax am na mooy wax ji ku ko laaj. sëñ Aboubacar Cissé deuxième question. mooy sëñ Aboubacar Cissé wax jooju taseeguma ak moom fenn lu wéral ne am na. mosuma ko gis mosuma ko jàng tekkiwul dajal naa nag njàng waaye de alhamdulilah jot naa gëstu lu bari de waaye dajeeguma ak moom nag fenn fu ma mën a waxee ne wéral naa ne loolu am na ndax innamal mushrikuun najasun ku gëmul yàlla ni ko islaam jàppee
duul ku laab ku sell ku war a mën a dugg ci néegu yàlla yi. kon yonent di may ñu dul jullit ñuy dajewoo di def seen loo xam ne jaamu beneen diine la ci néegub yàlla bu ñu naan jàkka la jàkka yonent bi sallallahu alayhi wasallam gisuma ko dégguma ko te dëppoowul ak li nga xam ne moo dëppoo dëgg gi ñu xam l'islam di ko nangu. Alhamdulillah pour la réponse. Il y a Moustapha Noumbelane qui demande, il a aussi deux questions. La première, c'est les obligations dans la tariqa Tidjane. Quelles sont-elles? moom daal day laajte farata yi ci tariqa Tidjane lan la. waaw tariqatu tijaaniya mooy lan njëkk. tariqa buñ ko waxee yoon lay tekki. yoon bu nekk am na fu mu war a yóbbu ka ca tegu. shariatul islaamiya sharia yoon la. ad diin diinul islaam yi buñ ko waxee diin yoon la. kon tariqa buñ ko waxee yoon la waaye yoon la bu yaatoowul ni yoonu sharia. ku bëgg a tegu ci yoon wu yaatu nag te amuloo ku la gindi mun nga am na ngay jàddantoo ci diggu yoon wa mun na yéexal sag yegg. borom tariqa yi ci leen jël yoon wu gën a ndaw gën a jub te ànd ak ñoo cay wommate du yóbbu ci yàlla. Cheikhuna Ahmad Tijaani yoon bi mu xàll pour ku àndook moom ci yoon bi mu yóbbu la ci kennuk yàlla ndigal la mu ngi ko jële ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. ndigal nag ca la leer ca la barke nekk. alhamdulillahi ba nga xamee ne ndigal la neex naa layal lépp a ngi ci alxuraan lépp a ngi ci hadis yi. tudd yàlla lañ doon waxtaanee. tudd yàlla bokk na ca yi ca gën wax nañ ko mooy astaghfirullah. astaghfirullah nga wax ko téeméer. téeméer bi fu mu jógee yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na moom dana ballu yàlla téeméeri yoon ci bis bu nekk. kon ñu am astaghfirullah di ko wax téeméeri yoon. tudd yàlla bi yàlla wax ne nañ ko baril. ak salaatu ala nabi bi mu wax ne nañ ko baril. danañ def astaghfirullah ma ne téeméer. salaatu ala nabi téeméeri yoon. laa ilaha illallah téeméeri yoon suba ñu def ko ngoon ñu def ko bukratan wa asila lay yaa ngi ci alquran bari na. lii mooy tariqa Tidjane Cheikh na Ahmad Tidjane yoonam bii mu tuddee tariqa ñu koy askane ci moom mi ko sos di Tidjane moo tax ñu ne tariqatu Tidjaniya. yoon boobu nag ma ne ay santaaneem du ludul balu yàlla suba ngoon taqoo ak di tudd yàlla di julli ci yonent bi. lan mooy farataam nag bu ñu ko waxee farata mooy lislaam li lislaam santaane mooy farata ci biir lislaam lañ mën a wax lii farata la. kon ci biir tarixa duñ mën a wax ni li farata la li ngëneel la rek la ñuy mën a wax waaye nag alhamdulilah ba nga xamee ne tudd yàlla farata la ci alquran. kon bu ñëwee ci tarixa ba itam boo laajee luy faratay tarixa bi mën nañ la wax ne mooy tudd yàlla. waaye lan mooy farata ya ñu bëgg laa limal ne yéeg-yee la ma ne doo ko déggee noonu ci biir tarixa. tarixa daal topp ko ngëneel la nga ca mën ngaa wax ne sunna la waaye luñ ca mën a tànn ne mooy farata ya mooy sunna ya ci biir tarixa l'islam lee ay farataam lee ay sunnaam loolu nekkul ci. ku bëgg daal sa xol leer bari la tudd yàlla suba ngoon yow mi nekk tarixa Tijaan yàlla baaxee na la ko boo ca nekkee xamal ne yaa ngi ci lu gërëm loo yàlla te dina la may nga seey ci baatu laa ilaha illallah bi ni ñu ko doon waxee léegi. Jazakumullah khayran. La deuxième question de toujours Moustapha Noumbelane, c'est les destins. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu? Parce que c'est une question très ambiguë dans l'islam. On li muy laajte moom mooy toujours Moustapha Noumbelane la mu ne la mooy dogal mu ne ndax mën nga ñu ci waxal tuuti ndax lu xaw a lëndëm la ci l'islam wala lu xel yi jàppul trop. alqada wal qadar atte yàlla yeeg dogalam yi ñu bari wax nañ ci kay te it ñoo yeey wax ci ndax bu ñu waxee ne lépp luy am yàlla amal na ko njëkk juddug nit ki te gis nañ ba léegi yu bees a ngi am yu bees yooyu am luy dog a am la wala luñ amaloon la luy dog a feeñ la la wér mooy yow de gëmal ne kulle yawmin bépp bés yàlla huwa fi sha'nin mu ngi ci mbir mu bees mu muy amal mbir mu bees moomu nag muy dog a bees muy dog a am la wala mu amaloon la muy dog a feeñal jàppal ne luy dog a feeñ la kulli yawmin huwa fi sha'nin film biñ filmé ba nga xam ne dañ koy teg di ko seetaan filmé woon nañ ko loo ci gis xamal ne day dog a feeñ rek waaye nekkoon na
kon àddina bi loo fi gis muy feeñ nekkoon na ba yàlla amalee mbir yi xalimba ga yàlla doon bindee ni mbir yi amee xalimba ga wow na fendi na bindatul dara mbir yi day feeñ rek waaye nag bu fekkee ne gis nga ne lii ku ko def ñu ne mooy kii baaxle lii ku ko def ñu ne mooy kii bonle nga bëgg a xam yow ndax mën nga caa jëf loo amee lu baax mën nga caa moytu looy moytoo looy dawee lu bon dellu si waata rek gis yonent bi sallallahu alayhi wasallam laaj nañ ko laaj bu mel nii mu ne leen jëf leen kullun muyassarun lima xuliqa la ku nekk dañ koy yombalal yoon ba nga xam ne moom lañ ko xàllal ba mu teer fa yàlla namm ci moom koo gis muy def lu baax di wax lu baax rek waxtu wu nekk xamal ne mooy que yàlla bind ne moo war a nekk nit ku baax moo war a nekk nitu àjjana koo gis mu takkoog lu bon la ah tegu na ci yoon woo xam ne de bari na bu mu teeralee nit fudul fa nga xam ne moom la nit di bëgg di fa teer kon daal mën nga àttee ca na nga gisee nit ka nekk ci rek nga ne kooku loolu mooy mbiram amaa nag mujj yi nga xam ne ci la nit koy xamee nag mooy kan ak mooy fu muy teer yi mooy fan loola mu nga ci coobare yàlla yàlla rek ko xam kon koo gis muy def lu baax daal nel ku baax la ku texe lay doon koo gis muy def lu bon xamal ne la muy def bon na mën naa yóbbu nit safara waaye nag bu mu tax nga ne safara la teeri màndul rek nag ci jaamu yàlla yi yàlla yore seen mbir. Jazakumullahu khairan. Malik Cissé aussi a demandé, parce qu'il a dit que dans le Coran, il est dit que Ibrahim n'a jamais associé son Seigneur. Il n'a jamais fait partie des associateurs. Et pourtant, dans un autre verset, il est dit que, en fait, Ibrahim, avant d'avoir eu la foi véridique, il avait dit un jour, il avait vu le soleil et il a dit, Haza Rabb, c'est lui mon Seigneur. Après, il a vu en premier la lune, il a dit que c'est mon Seigneur. La lune a disparu, il l'a dit par rapport au soleil. Est-ce que ça, c'était pas une forme d'associationnisme? Malik Cissé moom dafa gis ne ci alxuraan yàlla dafa ne Ibrahim musul bokk ci ñi koy bokkaale waaye gis na tamit ci beneen aaya yàlla di nettali ne Ibrahim moom balaa ngëmam di mat mës na xool weer wi ne kii yàlla mooy sama yàlla bi weer bi demee mu ne jant bi ñëw mu ne kii mooy sama borom mu ne ndax loolu doonul woon bokkaale. Ibrahima musul bokkaale boromam yàlla ko wax te li yàlla wax rek kay dëgg lim doon xool di wax naan lii mooy sama borom lii mooy sama borom bu ca noppi woon ba ay waxam jeex te waxul lay dëgg kon mën nañu wax ni Ibrahima bokkaale na boromam waaye ba muy laata jeexal wax ya wax na ne dara nekkul yàlla kon teeruwaayu lam wax moo firndeel ne lam doon wax yàlla la ndax lam doon wax lan la laa ilaha mun nga wax ne yooyu mu doon wax yépp laa ilaha laa ilaha ba mu waxee lay dëgg nag la saxal illallahu ndax dégg ngeen ma lii yàlla la ba mu yeggee ca kennuk yàlla lam ca war a wax muy dëgg dajale na loolu yépp seeyal leen ca kennuk yàlla ne yàlla rekk nag mooy yàlla xaw naa xóot waaye déggee ca rek Ibrahima mosul bokkaale yàlla te yàlla ko seedeel ne mosul bokkaale yàlla maa ngi lay gis yaa ngi wax naa dëgg maa ngi koy gis mu nga wax na dëgg léegi wax nañ dëgg waaye nekkuloo kee nekkul lii nekkul yàlla rekk a nekk kon ba ma saxalee nekkuk yii maa ngi koy saxalee ci kennuk yàlla mi nekk ba ma dàqee nekkuk yii maa ngi dàq ne yàlla nekku la kenn ci nekkam gi kon dàq ak saxal la Ibrahima nekkee woon moom la doon wax moo tax mosul